Remercier le GIE Vérité, son président Diarra Kochi ak équipe am ci confiance bi ñëw seet si ma jàpp ni li leen të jaaxal leen oto yu climatisé Toyota Japon climatisé airbag ceinture de sécurité la ñu bëgg man ñoom ñi ñëw seet si ma jox ma confiance boobu du ma leen bañ a remercier aujourd'hui pour wax leen ni ñëw na nekkatul loo nga xam ne dañ naan dina ñëw dañ naan ñëw na mi ngi nii départ la nag départ bi fi ñu jëm mooy changer lu toll ci 8000 véhicules au Sénégal noonu la ko président bëggee noonu la ko ministre waxee véhicules yi nga xam ne yu bees la ñu war koo dugal ci Sénégal pour transport mën a egg complet egg na ci 8000 véhicules. du lu yomb mais c'est facile du lu yomb mais c'est possible aujourd'hui démarré nañu pour 50 yi tests après il y a 500 yu arrivé le reste ñoo ngi ko fas yéene assemblée ici ci Sénégal mu may ñu au moins ñu am ca emploi am nombre bu takku ca waa Thiès ñoo ci jiitu ma bëggoon tuuti nag pour wax leen dëggal tuuti li nga xam ne moom la représentant des chauffeurs wax léegi ni dara boo koy defar dafa am ay normes damay fàttali ni ba 79 pour nga jox nit particulier automatique lu ne daj naa ko ci wax naa ci pendant 5 ans pour essayer convaincre nit ñi lan mooy automatique puisque lu bees la lu xew ba nuy toog ba ñëpp xewili ko ñun du ñuy yem ci ni jàppoon nañ ni ñun oto dafa war a nekk Peugeot mbaa 404 mbaa 504 manuel foofu rek lañ jàppoon ni oto bu baax fa la yem aujourd'hui nit ñi sax léegi fàtte nañu Peugeot 504 léegi ñi ngi wax Mitsubishi ñi ngi wax Toyota jàpp ni léegi nag bii moo fi gën mais technologie day avancé ak technologie ñu itam suñuy bëgg-bëgg dafa war a avancé ànd ak ñoom oto bii taxaw électrique la pour une première fois mu dugg Sénégal muy auto électrique amul moteur amul réservoir courant lañ ko chargé bi ñuy xëy lañ branché ca kër ga ba réservoir bi nekk plein ñu départ ñëw dina daw 550 kilomètres nga door koy chargé waat te sa kër nga koy chargé ni ngay chargé sa portable foofu la technologie toll. oto baa ngi nii parce que bëgguma ñu naan am na dañ naan mi ngi nii taxaw ministre xool na ko dugg ci biir vérifier booy dugg muy tàkk ci doo xam ni tàkk na wala tàkkul da ngay départ rek mu dem. bii ci wetam Renault bii ci wetam xam ngeen Renault mais toujours yéen a ngi xam ni Renault manuel rek la war a doon bu dee taxi déedéet automatique la léegi am na gaz am na gasoil automatique lay doon climatisé airbag ceinture de sécurité kiy dugg ci biir sol lu set xeeñ lu neex nit mën koo fekk ci biir oto. je pense que le président de la République li mu bëgg wax ko buñ ko seetee ba yàgg damaa yaakaar ni suñu njariñ la njariñul chauffeur yi la njariñul client yi ci dugg la na set na propre nañu seet ci dëkk yi développement ci bopp la du ay bâtiment du tali développement ci bopp lay jëkke luñ tànk gëmmuñu ne war na noo mën a am lu baax lu raw tubaab yi ñun ay jullit lañu ay sénégalais lañu lu yàlla sàkk rek ñun ñoo ci gën a yey nañ jël lu baax nañ bëgg lu baax li gën a baax ñun lay war a gën a yey bëgguma guddal ndax kilifa yi toog waaye bëggoon naa attirer seen attention bu baax la technologie dafa avancé le monde dafa avancé digital la ñuy wax actuellement aujourd'hui bu ngeen ci gaawul bokk ci dañuy dem ba fàtte ngeen door a ñëw fa ndax loo fekk passé nañ ko auto électrique bu dëkk yu gàtt yi gën a ak aujourd'hui notre partenaire Canada la nekk foofu amatul presque oto buy daw bu dul électrique foofu lañ jëm bu ñu ci kenn jiitu
encore fàttali leen ni oto léegi c'est automatique manuel c'est dépassé passé nañ ko ñun passé nañ automatique ñoom ba egg ci électrique ñun ñoo ngi resté toujours ci manuel ak oto yoo nga xam ne boo ko xoolee vraiment kooku war na yàlla ko yàlla jële fii defal nañu fi li nga xam ni lu gën a baax ci oto li gën a baax yayoo ngeen ko ci yéene nañ leen ko ma bëgg nag attirer seen attention oto yii di ñëwaat incha allah balaa mat 2 mois dina leen tegal ay véhicules électriques yoo nga xam ni taxi la électrique taximan ba mu commencé liggéey ba nëgëni ba taxi commencé am ba léegi taximan kan lay liggéeyal borom station bu amee juróomi junni day lakk ñetti junni yi da koy lakk gasoil am ñaari junni ba oto bi màgget nga teg fële yow li nga liggéey ci ba nga ko oto bi commencé juróomi at yi li nga ci liggéey yépp 60% yi borom station bee ko moom mais war nañu mën a au moins nit dugg ci oto jëndoo essence dawal ba egg am sa 25000 mu nekk versement ci yow propre climatisé ku ñëw xam ni alors ku ci dugg xam ni kii oto bu ko jar mais il faut que nga gëm ko boo ko gëmul loo gëmul lu la yàlla du la ko jox ci loo gëmul lu la doo ko mën a utiliser. donc pour bañ a guddal ndax bëgguma yàggal nii waaye vraiment maa ngi leen di encourager ci di leen xamal ni vraiment je suis avec vous mais pour la modernisation je vous remercie. ñu ngi leen nuyu kenn koy ci turam ak santam di gërëm bépp président regroupement bu jóge ci dëkk ak dëkk ak région pour ñëw fii di gërëm nag ci turu ki wax ci président regroupement national monsieur Idika ki xam ne moo dalal di promoteur bi dafa juum te dungul ak njuum teem départ laa ko wax ndax man mun maa dikk mu ànd ak man ci projet bi ñu koy dox ba toll fii mun di ma jox kàddu fu mu ko teg est-ce que loolu rafet na ñi ñëpp maa jox oto yi ba mu ñëwee maa ko waxoon ndax mbéy ga mii ba ma ko laajee ak njool yàgg na ak projet bii yàlla ko dugal waaye projet bi sama loxo la woon jaar yàgg naa ko dox ay at di ko dox kon ñoo gën a bëgg lu baax ñoo gën a bëgg lu bees mais ak condition bi mu jaaree war na léegi gisee ko war na misaal mi fii ñu ngi gërëm autorité ci dëkk bi tàmbale ko ci monsieur le maire tàmbale ko ci gouverneur préfet commissaire central monsieur Tall ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp di jël nuyoo bi Tall di la ko jox nga tegal suñu directeur mu tegal ñu ko ci suñu ministre Mansour Faye suñu xarit suñu wóolëree ñu ngi sa kanam ñu ngi sa ginnaaw barki dem ngañ defal acte bu rafet mosoo ko maa gis sa nguur lañ gis ay sawar am bie Màkka dégg nga barki dem mooy njaay li ko gis sa nguuru président Macky Sall lañ gis ay sawar ñu woo leen may leen 14 bie Màkka région nga teg ñaari bie yow monsieur le ministre yaa ko def man ak yow daan nañ def ay compétition daan na fekk ndar xamante nañu sportif la karatéka la maa ngi sama 4e daan kon xam na ma xam naa ko dana yëg tapi yéegi doon tapi kon xam na sama yar xam na samay teggin mais li ñuy dox dañu koy dox ci ab yoon parce que kii xam mooy promoteur bi dafa yàgg a juum li mu yàgg a juum mooy lii mu wax fii dafa xam ni dañuy wut oto foo xam ni place boo xam ni fa ñu defee entretien oto yi ba ñu wax ci ak ñoom d'accord ba ci biir mu ne oto yi fu ñu yebee oto yi ñoo gën a bëgg oto yi bees yi bu ñu seen oto yëpp parc station nañ ko bëkk dem bu mbay aman wax na ko keroog fële jam ñaajo wax ko grand théâtre kon ñoo gën a bëgg oto yu bees mbéy ngay ne sa xel dal projet bi dafa yàqoo fii ci ñun mais niñ ko doxalee la ñuy d'accordul doxali mooy waaye léegi booy bëggee yëg fukki nit ak juróom wala ñaar fukki nit doole oto yu bees rey téeméeri nit tegaas bi est-ce que noonu la développement di doxee ma bëgg mbir yi nañ ko teg ci aw yoon oto yi bëgg nañ ko oto yaa ngi sama yaa ngi bu yeneen téeméeri biis bu soo ma jox ko téeméeri biis ma jox ko mais nag fi doxin wi ca garage privé bi naa la lettre yóbbu monsieur le ministre lettre bi mi ngi sa cabinet wax ne garage privé doxee nii garage privé dafa am fu ma a jaar ba si fii xam nañu ne garage privé nag ñu nag dañoo yar bëgg ñoo xëccoo bëggee fenn waaye garage bii na jaar fu ma a jaar ba si fii oto yi da dem ca garage ba seen borom fi lañ ko joxe ñu fay yabe wa salaamaaleykum wa rahmatullah. nuyu gouverneur ak waa administration territoriale nuyu samay collaborateur di nekk ci ministère bi nuyu kilifa yi fi teew yépp nuyu les acteurs du transport nuyu Mbaye Gueye
mun na xam ne mooy PDG EMG nuy mbokk yëpp ak invité yi fi teew yëpp di sant jataay bi bu baax waaye aussi di comprendre jataay bi parce que secteur bi moo tëddee nii di leen wax ni tey jii li ñu fi tax a teew mooy joxe caabi yi nga xam ni juróom fukk oto yu benn promoteur muy président Mbaye Guèye teg ci secteur bi moo koy sant bu baax di ko gërëm ci initiative bi mu jël mu bokk ci initiative bu am solo muy mën nañ ko tuddee nu ñu neexee suñu neexee ñun renforcement la suñu neexee ñun renouvellement la waaye nag ci renouvellement la ñu jëm mu nekk loo xam ni dañ koy saluer di ko encourager président de la République dafa ni plan Sénégal émergent te ci kaw plan Sénégal émergent transport daf ci nekk sécurité priorité bu am solo ku ci nekk ci ñun xam na secteur transport dafa nekk secteur bu rëy secteur buy employé doomu réew mi ci lu bari secteur boo xam ni ñu ci nekk ay liggéeykat lañu ay jàmbaar lañu ay gor lañu te ci loolu mu ni dafay def lu ñuy wax renouvellement du parc de transport automobile boo jëlee segment bu nekk boo jëlee les gros porteurs président tàmbali na programme pour renouveler ko wax naa fi léegi les 148 gros porteurs yi nga xam ni maanaam état bi ak la BNDE tàmbali woon nañ ko def boo jëlee le secteur urbain nga jël les bus AFTU plus de ñaari junne ak ñeenti téeméer bus changé nañ ko fii ci Sénégal mu nekk programme de renouvellement bu am solo boo jëlee le secteur maanaam aussi toujours urbain taxi yi am na programme yu am solo yoo xam ni seen Iran tàmbali na ko ñëw naa fi il y a quelques mois ñu lancé programme boo xam ni pour yokk maanaam wala pour changer oto yi taxi yi au niveau national mu am programme boo xam ni seen Iran moo ko doon mosoon naa fi dem aussi gare routière Baume Maraîcher ñu mettre en service ay oto yoo xam ni ñu leen tuddee ay marque force ñuy daw ci dëkk bi tey jii Mbaye Guèye mettre na en disposition ak des promoteurs oto yi nga xam ni dañuy renforcer wala ñu renouveler maanaam le secteur du transport interurbain waaye lu may faral di wax suñu ay service dama ne secteur bi buñ cee def mbir amaan na maanaam tegtalu président de la république la nañ ci boole tous les acteurs parce que acteurs yi mënoo def dara te boolewu ci les acteurs donc loolu lu ma gëm la lu may taxawal la lu may doxal la waaye dañuy aussi le secteur maanaam ñépp xam nañ ni plus de soo jëlee les véhicules yi def transport interurbain que mu nekk taxi 7 places yi que mu nekk minicar yi que mu nekk les bus ay milliers de oto la ay junne oto la donc pour man asamaan si yaatu na asamaan su yaatoo nag jarul xëccoo ni xaaral mu xool asamaan si donc lu am solo mooy les initiatives yi tege acteurs yi bokk ci ñu accompagner acteurs yi parce que président de la République teg na jumtuwaay boo xam maanaam les initiatives ci yoon boobu nag duñ ko wàcc daan ci nekk daan ci taxaw pour que acteurs yi mën ci gis seen bopp damay faral di wax aussi nii gare routière yi chauffeur yi ci nekk di daw 7 places wala di daw 14 places ba ma gisee ni projet force yi peut-être au départ bokkuñu ci woon dem ni il faut ñu leen ci boole parce que mënuñu def projet yi mel noonu ba noppi di ko jox maanaam ñenn ñi te bàyyi ñeneen ñi buñ ko defee
du sotti te loolu bu neexee yàlla daañu ci taxaw parce que boo naree renouveler plus de 8000 et poussière véhicules ëpp na ko sax ah yi daw interurbain parce que c'est les 7 places à peu près plus de 7007 places yi daw présentement ni les minicars compté wu ma ko ah les bus compté wu ma ko donc ku ci nekk mën na cee gis boppam dans la dynamique nga xam ni bu ëllëgee luñ ciy am njort mooy lan mooy fexe ba nga xam ni askan buy jël oto yooyu ñu mën cee dugg ci sécurité def jóge fu ñuy jóge en sécurité suñu borom def ñu yegg fu ñu yegg en toute sécurité aussi nekk loo xam ni dafa war a nekk un secteur qui attire dafa war a xëcc nit ñi parce que bu développé da nga gis lu ñuy wax les transports irréguliers dana wàññeeku ci lu bëri parce que mën na leen ci xajal ñu ñëw dugg ci biir da nga gis bu ëllëgee ñu mën a développer aussi les gares routières da nga gis bu ëllëgee aussi parce que dana yaatu boo xam ni même les gares privées mën na ci nekk te gare privée wax nañ ko fii gare privée la mais gare privée bu ñu mënti def il faut que ñu respecter la réglementation bu nga xam ne état bi daf ko teg te kooku on veillera à ce que ñu respecter réglementation bu nga xam ni état bi daf ko teg donc lu mel noonu bu ñu tegee jumtuwaay yëpp pour que askan bi maanaam ku ci nekk ci ñun mën a respecter lu la yoon may bu ëllëgee kenn du ci am jafe-jafe donc loolu damay dalal xelu tous les acteurs neen ñun en tant que ndaw président de la République mu dénk ñu secteur bi ñu ànd ceeg suñu ay collaborateurs lépp loo xam ni luy demal secteur bi kanam bu soobee suñu borom daañu ci taxaw ku ci nekk mën nañoo taxaw ñëw waxtaan seet luy defar secteur bi kanam parce que buñ ko defulee bu ëllëgee askan bi ci boppam moo ñuy jéppi te bu ñu jéppee voilà neneen la ñuy xoolee te loolu baaxul ci ñun donc man damay inviter l'ensemble des acteurs du secteur ñi ci nekk ñuy def ay concertation autour donc de vos entités yi leen représenté pour ñu trouver solution boo bañee sa morom dem mu mugg dem te mën a dem nga bañ mu dem kon kenn du dem donc il faut que ñu bugg dem ñu leen di accompagner mais ci yoon nga xam ne yoon boobu la ñuy yoonu état may tant que ñi nga ci yoon boobu la man de Mansour Faye dinaa accompagner ku nekk ci yoon boobu bu neexee donc man ci loolu laa leen di woo ci secteur ci man yoon boobu laa leen di woo pour wax leen ni secteur bi yéen la wax naa samay collaborateurs ni man en tant que ministre contrat à durée déterminée laa am dañ leen fekk ci secteur bi ngeen ci am seen i teraanga mu nekk seen liggéeyukaay mu nekk seen lépp bu ñuy dem aussi dañ leen di bàyyi ak seen secteur mais luñ ciy wut mooy lan moo koy yokk mag samay collaborateurs tant que ñi ngi ci yoonu yokk vraiment dañuy sant suñu borom waaye du ñu ñëw mukk pour gàllankoor secteur bi parce que c'est vous les professionnels du secteur bu ñuy jéem a defar yéen la ñuy jéem a defaral mën nañoo juum du ci ñàkk waaye bu ñu jubbantee ñu jubal loolu moo am solo li ñu ciy wax moom il faut ñuy faral di dégg voilà ñuy faral di dégg ba noppi jublu pour defar te gëm naa ni moom ak li mu nekkee fii ci dëkk bi xam dëkk bi investir fii lu ñëpp ni mu ni fàng lu ñëpp teg bët gëm naa ni lu ñu fi dégg na ko bu baax te daañ ci taxaw pour accompagner loolu donc loolu laa amoon doon ko wax encore une fois di gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala jërë ngeen jëf